asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xamante ni dimanche bu jot ci waxtu bi yéen a ñuy déglu ci seen chronique bi nga xamante ni ñu ngi leen koy defal fii ci États-Unis d'Amérique ci jàppandalu rajo bi di sunu kër FM nekk fi nga xamante ni moom mooy Californie ci Los Angeles. xam ngeen ni nag dimanche bii nga xamante ni ci lañu génn ñoo ngi woon fi nga xamante ni rek moom mooy tukki bu rëy bi nga xamante ni Cheikh Mouhamed El Fadel Mbacke defoon na ko ak maam Cheikh Anta Mbacke ak ñi ñu àndaloon yëpp sëñ Mbacke Bousso ñëpp daal ñu def tukki bi nga xamante ni mooy tukki Makkatal Mukarram waaye doon leen wax ni dinañ ñëw fi nga xamante ni moom mooy Sanosi waaye dafa fekk ni nag léegi-léegi xew-xewu jamono daf ñuy tënk bu ñu xew-xewu jamono ñu tëkkee dañuy dugg ci li nga xamante ni mooy xew-xewu jamono daal di delluwaat ci li nga xamante ni fa la ñu tolloon di leen wax ni nag tey sunu chronique tey bi dañ koy jagleel li nga xamante ni mooy xam-xam jagleel ko li nga xamante ni moom mooy couleur jagleel ko li nga xamante ni moom mooy fit jagleel ko li nga xamante ni moom mooy jàpp te bañ a bàyyi loolu nag boo gisee ñu koy def ni tey sunu chronique tey bi ci loolu nga xamante ni moom mooy loolu ñu leen wax lépp dañoo bëgg nag li nga xamante ni moom mooy valeur yooyu ñu leen wax te muy valeur yoo xamante ni valeuru l'islam la dafa yegg nag ci génn jëmm joo xamante ni moom la ñuy jox sunu chronique bi ki ñuy jox sunu chronique bi tey xam ngeen ni màggalam bi mooy altine di màggal bis bi nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ginnaaw bi nga xamante ni jóge na ci exil bi le 11 novembre 1902 ba jaar Ndakaaru dem Ndar ca yoon ba dafa yónni ki nga xamante ni mooy sunu sëriñ Cheikh Issa Diène nii na demal wool ko ki nga xamante ni tey moom la ñuy jox sunu chronique tey bi kooku jëmm jooju daje ak Serigne Touba le lundi 17 novembre 1902 à Saint-Louis Ndar Géej ñu daje mu indil li nga xamante ni mooy Serigne Touba ñenn ci njabootam gi indil ko Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim indil ko Soxna Astu Mbàkke bu Xaadimu Rasul indil ko nga xamante ni mooy sëñ Amar Fall Mbàkke bu sëñ Mbàkke Kajoor sëñ Ibrahima Mbàkke rakku Serigne Touba Serigne bi bég ci loolu mu ko indil nag muy le 17 novembre 1902 mooy li nga xamante ni moom mooy symboliser li nga xamante ni Serigne Touba dénkoon na ko avant muy dem ci li nga xamante ni mooy exil bi mooy li ko Serigne Touba dénkoon mooy dénk ko li nga xamante ni mooy yoon bi dénk ko taalibe yi dénk ko li nga xamante ni moom mooy njaboot gi bis boobu nag moom la ñuy màggal li nga xamante ni moom mooy altine donc kooku nga xamante ni moom la ñuy màggal di leen mooy symboliser xam-xam mooy symboliser courage mooy symboliser li nga xamante ni mooy li tubaab di wax fidélité mooy symboliser li nga xamante ni mooy jàpp te bañ a bàyyi kooku mooy kan kooku mooy borom Daaru Muxti mooy maam Thierno Birahim Mbacke maam Thierno Birahim Mbacke nag dafay doon loo xamante ni bu ñu neexoon ñu ciy waxtaane dañuy dem ba fi nga xamante ni moom mooy Fuuta dem ba Bawol dem ba Kajoor dem ba fi nga xamante ni moom mooy au cœur du Njàmbur ndax ay maamam ndax waajuru mu jigéen soxna Faati Issa Diop mooy jënd jëmm ji nga xamante ni moo am le privilège Serigne Touba jël ko ci loxoom yi tedd ya denc ko fi nga xamante ni moom mooy Thièyeen ci ginnaaw dégg ngeen ko seede yu rëy yi nga xamante ni soxna Faati Issa def na ko ci Serigne Touba ma ne leen bu ñu neexoon ñu dem au Fouta parce que maamam Ahmadou Fakhuja Diop di doomu sëñ Maxtaan Ndumbe Diop bu kokki bi sañ ci kokki moom mi nga xamante ni moo tuubloo saa xewar Fatma Diop Ahmadou Fakhuja bi nga xamante ni mi ngi engagé une grande islamisation une jihad islamique ñi nga xamante ni ñoo def la révolution torodo du Fouta ñi nga xamante ni les héritiers de Thierno Souleymane Baal ak Abdelkader Kane jàppale nañu woon maamu ki nga xamante ni mooy maam Thierno Birahim Mbacke bu baax a baax ci xeex boo nga xamante ni moom la doon def contre Amadou Ndéla Fall muy la grande bataille de Palo waaye aussi ki nga xamante ni mooy doomam di Ndiaga Issa Diop nga xamante ni le prince moom mi nga xamante ni aussi moo def xeex yu rëy yi nga xamante ni mooy ak Birima Fatma Thioub Fall taxawal l'islam ginnaaw bi nga xamante ne ceddo yi tas nañu kokki ñu loog lu mat fanweeri at ak ñaar kokki fay Ndiaga Issa Diop moom ki nga xamante ni waajuru ki nga xamante ni mooy Faati Issa Diop mu jur maam Thierno Birahim Mbacke moo dekkalaat kokki mener une grande jihad islamique ba fi mu mujj fi nga xamante ni moom mooy Ndioum au Fouta
xeex bu metti yi nga xamante ne def na ko pour taxawal islam. donc may wax ni maam Thierno Birahim Mbacke ñooñu la doon ci wàllu waajuram bu jigéen. maam Thierno Birahim Mbacke aussi juddu fi nga xamante ne mooy dans la progression ci li nga xamante ne Sénégal mi ngi woon ci contexte boo xamante ne contexte bu metti la contexte de jihad islamique. maam Mor Anta Sali wuy ji ki nga xamante ne mooy Maba Jaxu Ba mu juddoo diggante Jatakunda ak fi nga xamante ne moom mooy Porokhane. donc maam Thierno Birahim Mbacke dafa juddu ci contexte boo xamante ne contexte su guerre la. Cheikh Ahmadou Bamba dafa grandir màgg ci contexte boo xamante ne contexte du jihad islamique la. maam Thierno il dafa judd ci biir dans le feu de l'action. d'ailleurs moo tax loolu sax mën na justifier lu bari li nga xamante ne ñu naan maam Thierno Birahim Mbacke foo ko gis rek da nga doon gis mu yor li nga xamante ne moom mooy fital. ndax su fekkee c'est vrai bi muy créé Daaru Muxti vers les années 1912 metti woon na diggante Golo ak Gallo ndax yàq yi bari woon na waaye maam Thierno dans son origine ci li nga xamante ne mooy waajuramu jigéen lépp jihad islamique la. ay maamam ñëpp jihad islamique la ñu doon def donc bu yoree ngànnaay rek war na ko yor waaye maam Thierno Birahim Mbacke pour waxtaan ak yéen ci moom dañuy delluwaat ci li nga xamante ne mooy waajuram maam Mor Anta Sali Mbacke keroog bi mu juddoo ci Porokhane la mu waxoon Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba. santal yàlla sa liggéey dana mat ndax ki ko war a mottali mooy maam Thierno Birahim Mbacke te juddu na sàkk ji waaye aussi ki nga xamante ne mooy Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba bu daan wax ki nga xamante ne moom mooy Thierno Birahim Mbacke keroog bi nga xamante ne maam Mor Anta Sali wàcc na liggéey fi nga xamante ne moom mooy Mbacke Bari fa la nga xamante ne mooy Mbacke Kajoor li Serigne Touba waxoon bi nga xamante ne néegu ndeyam bi ñëw nañu ñi nga xamante ne ñoo jóge woon kokki pour miraas maam Mor Anta Sali dandi leen miraas bi man duma jël maam Thierno du jël te sama wàll ci miraas bi mooy maam Thierno Birahim Mbacke loolu rek doy na ci témoignage. Serigne Touba bu daan wax maam Thierno danaan sama mbokk bopp mi murit bu dëkkal bi donc kooku mooy maam Thierno Birahim Mbacke ànd ak Serigne Touba muy dem ci exil bi dénk ko yoon bi dénk ko njaboot bi waaye maam Thierno Birahim Mbacke aussi seede yi dafa bari. dem leen ci Mohamed El Daymani mi nga xamante ne de grand Mohamed El Daymani bu Mauritanie nee na maam Thierno Birahim Mbacke ak Serigne Touba mooy diggante Aaroona ak yonent yàlla Moussa. waa naaru Daymaan yooyu nga xamante ne ba ñu gàggee Serigne Touba dana leen Thierno demal gàgganti leen ndax man àllaaxira lay lijjanti. maam Thierno Mbacke mi nga xamante ne moo gàgganti naaru Daymaan yi def nañ ci moom seede bu rëy boobu waaye maam Thierno Birahim Mbacke aussi boo waxtaanee bëgg a waxtaanee moom fit wi ak li nga xamante ne engagement bi nga xamante ne am na ko ci wetu kër Serigne Touba daje ak gouverneur yu bari. Henri Félix de Lamothe daje na ak maam Thierno Birahim Mbacke ci ndigalu yónnee Serigne Touba. Jean Baptiste Chaudié daje na ak maam Thierno Birahim Mbacke ci yónneewu Serigne Touba. Noël Ballé gouverneur daje na ak maam Thierno Birahim Mbacke ci yóbbante Serigne Touba. Pierre Carpet daje na ak maam Thierno Birahim Mbacke ci ndigalu Serigne Touba. Ernest Roume daje na ak ki nga xamante ne mooy maam Thierno Birahim Mbacke ci ndigalu Serigne Touba. William Ponty daje na ak maam Thierno Birahim Mbacke ci ndigalu Serigne Touba. L'administrateur de Saint-Louis Leclerc daje na ak maam Thierno Birahim Mbacke ci ndigalu Serigne Touba ci contexte boo xamante ni nit ñi bu ñu daan gis nit ku weex dañuy daw astamaak ab gouverneur nag. d'ailleurs administrateur de Leclerc dans ses mémoires mi ngi wax ni keroog bi nga xamante ni mi ngi war a jëli Serigne Touba le 10 août 1895 keroog bi mu woowee maam Thierno Birahim Mbacke bi mu ñëwee mi ngi jublu di ko tiital ànd ak ay gardem ak ayam di ko wax ne ko Serigne Touba bu ñëwul dama koy jël si di xool nu maam Thierno Birahim Mbacke di réagir mu ne waaye dafa gis maam Thierno Birahim Mbacke di ko muñ Leclerc dans ses mémoires ni kii day du koo xamante ni kuy tiit kooku mooy maam Thierno Birahim Mbacke waaye nag di borom xam-xam parce que ku ñu leen moo jàngal Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim xam-xam jàngal Cheikh Mouhamed El Fadel xam-xam jàngal sëñ Mokhtar Bintaloo xam-xam jàngal sëñ Momar Sey Lampu Njàmbur xam-xam jàngal ki nga xamante ni mooy sëñ Balla Coro xam-xam jàngal sëñ Mor Roqoy Bousso xam-xam jàngal Cheikh Mouhamed El Bachir xam-xam kooku doon na koo xamante ne teenu xam-xam la teenu sabar la moo tax màggalam gi nga xamante ne mooy symboliser le 17 novembre 1902 bi mu dajeeg Cheikh Ahmadou Bamba doon na koo xamante ne mooy màggalu yoonu murid bi maam Thierno Birahim Mbacke nag doon koo xamante ne Serigne Touba mag ñi nga xamante ne dañ daan ñëw di ko jox seen bopp bu ñu paree Serigne Touba danaan ne fasante leen kóllëre ak ki nga xamante ne moom mooy maam Thierno Birahim Mbacke
xoolal relation yi nga xamante ne ki nga xamante ne mooy maam Thierno Birahim Mbacké amoon na ko ak Cheikh Issa Diène ba nga xamante ne soxna Mariama Diop Ndiaye mi nga xamante ne mooy waajuru Cheikh Issa Diène Serigne Touba nga ko denc ci yéen pour wéttale ki nga xamante ne mooy waajuru soxna Fatou Issa Dieye bi nga xamante ne mooy waajuru maam Thierno Birahim Mbacké. Cheikh Issa Diène aussi suñu sëriñ am ci avantage boo xamante ne keroog bi maam Thierno Birahim di wàcc fi nga xamante ne moom mooy Daaru Muxti moo ko daanaka mën nañu wax ni moo ko defar moo ko préparé. Donc ak relation yi nga xamante ne yëpp mag ñëpp amoon nañ ko sëñ Mayacine Oumy Dieng moom mi nga xamante ne doomu sëñ Madieng Fallou moo doon ci soxna Aminata Lo soxna Aminata Lo bi ñu indil Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara sëñ Mayacine Oumy Dieng di taawam ñu koy wax imam bi mu ñëwee keroog nee nañu taarix na nañu jàpp nañ bi mu ñëwee di jox boppam Serigne Touba te bàyyam doon nitu jamono. ba mu ñëwee mi ngi jox ci xel mi naan waaw sëñ bi di ko koy bindal mbindam yéeme na maam sëñ bi na ni tëll ni ko boole naa la Thierno ndax Thierno Birahim Mbacké calligraphe la savant la doon na koo xamante ne moo sësoon ci sëñ Touba rek kooku la ñuy defal màggal gi nga xamante ne moom mooy lundi altine suba bi di leen wax ni maam Thierno Birahim Mbacké aussi Serigne Touba bi mu fi jógee en 1927 ajjuma jëkk ji nga xamante ne mooy màggalu mooy Jurbel ñëpp moom lañ ni moo tax moo jiite li nga xamante ne mooy jumaa ji keroog wax ne li leen takkoo bi nga xamante ne maam Thierno Birahim Mbacké takkoo woon na ko ak ki nga xamante ne moom mooy Serigne Touba ak seede yi ci mag ñëpp def ak engagement yi nga xamante ne maam Thierno Birahim Mbacké moom la def ak yar bi nga xamante ne moom la yar li nga xamante ne mooy taalibeem ci l'islam ak maanu ak nangoo liggéey loolu mooy héritage yu maam Thierno Birahim Mbacké nga xam ne dans les années 1929 bi nga xamante ne Sénégal day am li nga xamante ne mooy famine c'est la grande crise tubaab yi dundal bi nga xamante ne moom la ñuy def Sénégalais yi maam Thierno Birahim Mbacké moo ko dem joxe surtout dans les prisons muy bis boo xamante ne sax waa kër maam Thierno Birahim Mbacké war nañ ko dekkalaat mooy les journées de maam Thierno Birahim Mbacké dans les prisons sénégalaises ndax moo leen daan jox dund réew mi bu nga xamante ni toog nañu amatuñu jiwu maam Thierno Birahim Mbacké moo daan joxe jiwu ci tab ga ak nangoo liggéey ba gor li nga xamante ne mooy 40 kilomètres bi nga xamante ne mooy Daaru Muxti ba aujourd'hui Daaru Muxti demeure de continuer la deuxième ville de la région de Louga après Louga Daaru Muxti est la deuxième ville du point de vue de la population doonaan aussi à la deuxième ville du mouridisme après Touba Daaru Muxti boobu nga xamante ne mu ngi situé à 28 kilomètres de Touba di sax nombre li nga xamante ne mooy chiffre Touba ci baatin kooku nag la ñuy màggal altine di ci ziyaare ki nga xamante ne mooy suñu sëriñ di suñu xarit di sëñ Muntaxa Mbàkke bu Daaru Muxti waaw koo xamante ni bëgg ñu fonk ñu di ci ziyaare aussi ki nga xamante ne mooy sëñ Basiru Mbàkke mi nga xamante ne moo nekk fii ak ñun mbokk yi li nga xamante ne moo doon seen chronique tey di leen jox rendez-vous ba altine incha allah ñu jógaat ci beneen jërë ngeen jëf